baax a baax di wax alhamdulilah rabbil alamin juróom-ñaari yoon ndax tàmbali nañu si bisimilahi rahmaani rahim yeggali si alhamdulilah rabbil alamin juróom-ñaari fan du juróom-ñaari waxtu ndax ayu bés la ñu am patience ñëw toog def formation bi nga xamante ni ma ko waxee léegi mooy eau de javel ak saabu ñëw yokk si xam-xam bi nga xam ne amoon ngeen ko si ay transformation céréales locales fruits et légumes yokk seen xam-xam donc yokk seen spéculation te ku yokk xam-xam yokk spéculation yokk am-am ah vraiment di rafetlu lool encore une fois partenariat bi nga xam ne fédération des professionnels de l'agroalimentaire mi FEPAT Thiès am na ko ak tekki jigéen mi nga xam te ne que nii Mame Diarra moo ko représenté partenariat bi aussi wax dëgg yàlla tekki jigéen waxtaanoon si ak Ndeye Fatou Ndiaye muy suñu présidente madame Mbacké ñu teg ko si raay yi ñu waxtaanee yéen teg benn plan d'action nga xam ne dañu woowoon yéen ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne nekk ñu fi sax tey bokkuñu si formation mais bokk nañu si les sessions yi ñëw ñu teg plan d'action yi nga xam ne suñu si tekki jigéen gunge yaakaar nañ ne kenn ku si nekk si li ngay yëngu di si gën a suqaliku ndax yéen ñi kenn ku si nekk yaa ngi liggéey si dara da nga am unité di liggéey moo tax nga nekk professionnel de l'agroalimentaire donc ñu koy rafetlu lool stratégie bi ñu si jël ndax yéen a toogoon joxe plan d'action ne nañ leen former éducation financière nañ leen former formalisation nañ leen former savonnerie ak javel nañ leen former marketing nañ leen former leneen digital ak informatique lu yéen a ko waxoon su ma juumalee moo toon na si juróom-ñaar wala juróom-ñeenti formation 9 wala 8 formation ngeen waxoon yéen a ko waxoon ak ay émission rajo yoo xam ne waxoon ne dañ koy def pour yëgal ne que nit ñi FEPAT jógaat na parce que toogoon na ay année ay en léthargie le temps boobu waxoon nañ leen ko présidente ak man mii secrétaire général ak ma jigéen Derviche mi trésorière le temps ñuy dem wuti ji doole ndax ba ñu defee suñu lancement en 2017 mars 2017 xaw ma février gis ngeen ne que kilifa yëpp a ñëwoon ku nekk ñu tegoon suñu plan d'action présidente présenté plan d'action bi nu mu tudd sax kii Mati Ndoye nekk présidente coopérative yi expliqué woon naka la ñuy defee coopérative ndax FEPAT soo leen fàttalikoo ca pandaw gi li ñu si nam mooy def ko coopérative boo xam ne dafay lëkkale ñi liggéey si gàncax maanaam les productrices les transformatrices yéen ñi ak ñi nga xam ne ñooy jaay ak ñi nekk si intermédiaire maanaam ñi defar ay emballage ay étiquette ak yooyu ñu lëkkale leen def benn genre coopérative boo xamante ne que ni ñëpp a koy bokk donc Mati Ndoye aussi waxoon ñu ne fan la ñuy jaar ba créer coopérative yàlla dogal bi ñu ko lancé 2017 ba nëga ni ñi diggee woon ñëpp gis ñu kenn ba yàlla dogal Ndeye Fatou mi am benn partenaire boo xam ne benn ONG nga xam ne doon na liggéey ak moom ONG boobu jeex kooku nekkoon si tekki jigéen bi programme bi ñëwee mu woo ko relancé ko ndax FEPAT mu ngi dund ba tey Ndeye Fatou ne ko waaw mu woo ko commencé ak moom liggéey diggante bi moom mu nekk si liggéey borom këram wàññeeku mu woo ma man ak Khady Fall mii ñu dem yeggali ko Dakar def fa ñaar xaw ma ñetti fan ba ñu signé convention bi ñëw ñu woo leen ngeen ñëw teg seen plan d'action boobu moom la ñuy déroulé ñu leen di gërëm parce que boobu ba léegi defe naa tey mooy 3e formation si ñu prévoir te boobu ba léegi yéen a ngi teew partenaire bi tamit ñu koy gërëm ndax lépp li nga xam ne digle na ko ak ñun mu ngi koy def yu si bari sax daf ñuy si soññu dem leen defi seen émission def leen lii daf ñu si soññ bu baax a baax kon ñu ngi leen remercier bu baax yow tamit madame le partenaire di excuser wu nag parce que yenn saa yi dañu soññ mais comme ni nga xamee dañ ku si ne da nga yor kuréel ku si dafa am foo ne donc yenn saa yi da ngay nekk si liggéey nekk say activités yoo xamante ne que ni doo ko sax tal ndax FEPAT kuréel la bu dajale ñëpp mais kenn ku ne da nga am sa entreprise bopp baa nga bokk si yeneen association parce que FEPAT dafa fédéré association yi fédéré GIE yi fédéré entreprise individuelle yi donc loolu aussi ñu lay si ñaan compréhension bu baax a baax formation bi ñu leen defal nag man du ma si sore ndax formatrice bi wax dëgg yàlla moom moo si gën a mun a wax yéen ñi formé tamit yéen a gën a mun a wax li ngeen si am mais ñaax gi may def rek mooy que ne que yéen a ngi woon si céréales yéen a ngi woon si huile yéen a ngi woon si fruits et légumes am na si yéen ñenn ñoo xam ne nekkoon nañu si savonnerie ak javel mais gis nañ ne que façon yëpp bokkul ndax chaque jour da ngay partager wala chaque jour am lu yokkul si yow tey aussi madame la présidente am na fi ay ndaw yoo xam ne dañu bokk si programme chambre de commerce archipelago ñu leen di former ISEP ñu nekk en stage si yenn unité de transformation yi lii nag am ñu proposer leen ne leen nañu ñëw aussi participer dafa yokk seen xam-xam yokk seen expérience te su boobaa aussi ñu leen di wax yéen ñi def kii ngeen boole ko seen rapport de stage yi ngeen di yóbbul waa ISEP su ko defee archipelago xam ne ni que yemu leen si unité bi rek am ngeen opportunité yoo xam ne ñëwoon na yaakaar naa ne beneen formation bi mois prochain la
ñu gën a takku ñu gën a fagaru gën a jàpp parce que aussi lii gu leen ñu am ko ñu lay remercier bu baax madame le partenaire di la wax nga remercier ñu baax partenaires yi nga xam ne ñoo bootu sa ginnaaw ñii di ñu financer ñii di ñu jàppale techniquement ñii di ñu jàppale si communication man loolu laa amoon lu ma si wax di la remercier aussi prise en charge entière bi ndax wax dëgg yàlla prise en charge bi rafet na nit ñi lekk nañu ba suur naan nañu ba mandi kii dem yor nga sa paas joxe ñu tamit bërëb bu baax boo xam ne fi lañu defee formation bi ñu la si remercier bu baax a baax léegi man sore naar sax te bëgguma si woon sore ndax madame la présidente mi tëj moom dina joxe moo boo xamante ni que yaakaar naa ne moom mooy tënk yëpp man dama doon ibbi rek kon sans plus tarder ñu jox kàddu gi ki nga xamante ni que ni waa tàcc yi moom kontaan naa si lool ñu jox sans plus tarder madame la formatrice bi nga xam ne moom moo dajale woon juróom-ñaari fan moom aussi mu daal di joxe kàddu wax ñu li mu leen jàngal li mu gis ak yan recommandation la ñuy mën a jox aussi dans le futur ndax li nga xam ne jàngeen ko te ngeen mun ko jël bool ko seen i produit bu baax a baax yéen a xam ndax da ngeen di jaay wala yéen si bopp da ngeen di gën a perfectionné wu pour yéen tamit ngeen nekk ay jàngalekat donc madame la formatrice Awa yow tamit ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax am nañu écho ci sa pédagogie am nañu écho ci sa méthodologie am nañu écho ci sa dal am nañu écho ci sa patience ak sa sens de l'écoute ndax xam moo tax bu ñu jëlee la boobu ba fii mais suñu njaboot dañuy waxtaan ak ñoom di leen di soññ wax nañu sa patience ak sa lépp daal ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax ndax ko dajale ay mag ñii ñoo la mag ñi yaa leen mag ñii nga mun leen jur pendant 7 jours nga patient nekk ñu ba ñu génn ñu bii résultat tey ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax a baax di la féliciter bu baax a baax a baax ñu tamit ci sa pédagogie ndax xam nañu yëpp ah te yaakaar naa ne madame la présidente su jëlee kàddu yaakaar naa ne xëy na tey tekki jigéen moo ñu boole yow mais su fekkee te madame la présidente moom nangu na ñu yeggali ak yow parce que FEPAT dafa yaatu 4800 la ñu donc lii xam nga du dara si 4800 dafa mel ni benn goutte d'eau dans la mer ñu mun ko continuer ñeneen ñi tamit mun si bénéficier wa illaa yéen tamit soo def démultiplication mu ñëw gunge leen nga def démultiplication ndax seen i membres yi ngeen bàyyi ñoom tamit ñu mun a am ici yi baax kon asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. moom moo tax ñu ñëw fi man nag je vais me présenter xëy na ñi xamuñu ma bu baax ñi ma nekkaloon 7 jours xam nañ ma soxna Awa Diba laa tudd madame Dramé nekk benn kuréel bu ñuy wax ONG RABEC mi ngi nekk ñaari tali en face Juma Murid bi ñuy yëngatu nag ci mbirum formation ñun suñu slogan mooy ñàkk pexe pexe la ñun formation rek la ñuy yëngatu am na yeneen programme yi def mais formation moo ci njëkk ndax moo sanc ONG boobu kon ñun dañuy def ci mbirum transformation xëy na tey si yéen loolu laa ñëw ak yéen mais entrepreneuriat féminin leadership yeneen ak yeneen dañ koy def transformation nag boo xalaat rek ñu ngi koy def di wax ne man damay kontaan di rafetlu lii nga xam ne tey dama ñëw fi def formation damay wër nag à travers le Sénégal amul fu ma balaa ma ba Casamance laa jugee yàggul ma soog a ñëw fii mais maa ngi wër biir Sénégal fépp maa ngi fay dem di fa def formation mais tey damay gërëm Maam Jaara mi ku neex a àndal la koo xam ne vraiment partenaire boo xam ne ñun ñu ngi soog a ànd mission maak moom yàgg nañu xamante nag mais mission nit ki ñu ne balaa nga koo xam ngeen ànd def ñaari fan ku ñàkk ki ñaan gi nii te wax lu baax rek lay wax ci yéen waa FEPAT madame Sankare madame Mbacke lu baax rek fépp foo dem musuma nit bu dul génnee kàddu gu ñaaw ci di ko teg si deru moromam rek man damay yaakaar ne kooku dafa baax kon moom ku ñàkk ñaan la en premier lieu dama koy gërëm di wax ne formation bi nag li may njëkk a rafetlu mooy xëy na fi ñu nekk nii lieu bi wax dëgg neex yàlla adéquat na parce que bu ma fekkoon mu mel neneen dama naan madame Sankare madame Mbacke man du ma defee fii formation parce que rusuma koo wax ndax loolu ci sama liggéey la bokk mais vraiment ki ñu fi fekk dalal ñu muy taa Awa vraiment defe naa ne def na lépp macha allah kon dañ koy sant di ko gërëm li ci topp mooy man dama bëgg ngeen tàccu les participants tàccu leen seen bopp macha allah mention spéciale ñii li ñu tàcc seen bopp rek doyul tàccu leen seen bopp man dama kontaan dama bëgg parce que tey bu ma ñëwoon ñu fasal ma kanam wala ñu mel yenn genre yi lu may mën je me suis engagée damay def rek mu neex mu naqari ma dem sama yoon mais dafa mel ni dañu nekk une famille durant ces 7 jours wax dëgg neex yàlla famille lañ ka fooree bu ful la jotee tamit pour liggéey ñoom ñëpp dañuy jéngu liggéey fii comme am na sama morom yaay yi fi nekk am na sama morom mag yi fi nekk am na ñoo xam ne les jeunes là ñoom tamit maa leen mag wala mun naa leen jur mais
dañuy gis ne c'est une famille liggéey bi dañ ko def si ayib bu mucc ayib dégguma olof noonu nag moo tax vraiment li ñu waroon def nañ ko en ces 7 jours aussi def nañu 4 variétés de savon la ñu def ak eau de javel transformation de grain de javel en eau de javel la ñu def te ku koy def aussi wax naa leen xam naa ne bu ñu paree ñoom dinañ leen évaluer ñu xool naka nga koy def ba def ko am na fi yeneen nag yu ñu génnee si savon beeg si javel bi yëpp am na nuñ ko doon defee mais defe naa bu ñu demee dinañ xool ne vraiment bi ñu def nii defe naa yi ngeen def ëpp ko qualité te xëy na am na nu mu doon demee sax comme li ngeen wax rek dañuy dem si seen 4000 membres xaw ma 8000 membres yëpp defal leen ko 4800 membres parce que ñun li ñu soxal mooy jigéen le développement local loolu mooy jëmale réew kanam tey lii nga xam ne dañ ko doon jéggaani ay at ci ginnaaw ku leen waxoon ne femme dinañ mën a defar javel ak savon doo ko gëm mais déjà mi ngi nii ñu ngi koy defar kon développement local pour man genre association yu mel ni ay FEPAL ay FAPAL dafa am solo parce que à la base la nekkul loo xam ne da ngeen di jël ñi nga xam ne ñoo mën rek ñi ngeen di continuer defar mais à la base dafa am solo te man maa ngi leen ciy ñaanal FEPAL bi yàlla na ci yàlla def ndam te lii ñi nga xam ne moom la ñu defar nii vraiment zéro faute defe naa ne la répétition est pédagogique en formant les femmes mais à chaque fois damay répéter est-ce que comprendre leen parce que dama bëgg bu ñu demee bu ñu koy def aussi ñu def ko la tête reposée parce que tamit liggéey la boo xam ne c'est technique loo ci fàtte lu ndaw rek day am yàqute kon loolu noonu dañ leen koy ñaaxee à chaque fois produit yi ñuy utiliser tamit am na si produit boo xam ne vraiment wax naa leen ne sudd bi dafa nekk loo xam ne fu ñu koy defee daal sudd bi warul nekk loo xam ne dañ koy teg à l'air libre wala fu xale nekk wala fu ay mala nekk parce que produit loo xam ne am na noo koy téye rek du dangereux mais am na noo koy jàppee dafa dangereux sudd chaque jour dama leen koy répéter kon loolu bàyyi leen ci xel bu baax di leen ñaax di wax ne lii mun ngeen dem ba ubbi seen industrie parce que c'est pas xëy na savon bénéfice bi ci yul noonu parce que savon cheraayu huile bi moo tax mais javel man j'ai formé des femmes en Casamance temps yi ñoo ma topp à chaque fois 500 bouteilles laa leen di yónnee chaque mois dañ koy defar presque industrie village environnant yi fa nekk yëpp ñoom ñoo leen di jox javel te loolu formation rek lañ ko defee parce que il faut que nga am volonté ñu leen di encourager pour loolu boo leen demee ngeen jéem ko def parce que lii liggéey la nit ki bul na awma liggéey mais lii création d'emploi la da nga am liggéey na nga koy téyee nag ba muy nekk nag li nga xam ne mooy usine wala ba muy nekk industrie yow yaa koy def métti na trop dès le début mais boo leen demee ba si biir di ngeen xam ne nag njëriñ kese la ma leen di ñaax boo leen demee ngeen jéem cee góorgóorlu parce que ñun lii suñu problème ñun jigéen ñi mooy man bu ma suqalikoo tey mën lii yow mënoo ko mais amul sens li am sens mooy ñuy weccoo xalaat am na loo leen xam ne xam ngeen ko man xaw ma ko am na loo xam ne xam naa ko xamu leen ko mais bu ñu weccoo xalaat rek yëf yi dina jëm kanam ku nekk la nga nekk nga jéem koo partager ak sa morom su ko defee jigéen ñëpp macha allah dañuy toog ba président de la république bu jigéen man tant que amul Sénégal du ma neex man loolu laa bëgg incha allah di leen gërëm di leen sant di leen wax ne vraiment kontaan naa jërëjëf. Voilà, merci Madame Sangaré. Merci aussi à Madame Baké. Merci à toute l'assistance. Man fi mu toll nii moom lott naa ci wax fi mu toll nii dama lott ci wax ndax je pense que jaratul wax ji de bëri ba ma xamanteeg yéen yàgg na yàggul mais je me sens à l'aise su ma ñëwee fii je me sens à l'aise su ma ñëwee day mel ni barke démb laa fi jóge woon ñëwaat fi ok familiarité bi jàll na lépp jàll na sama ay moroomu yaay laa fekk moo tax war ma bu bari laa doxalee sama diggante ak yéen jox leen cër man nag développement yàllaa ma si dugal ma ndogalu yàlla la damaa ñëw rek yàlla dugal ma si développement ba pare suñu borom yàgg maa booleek ay sama ay moroomu yaay ak xam nga moo tax su ma duggee seen biir du ma mën a sax wax yàlla xam na ko Madame Sangaré su ma sañoon ngeen jéggal ma ko mais juste pour revenir si contexte bi ñu fi boole li waral lii yëpp tey jii mooy United Purpose dafa ànd ak ay yeneen partenaires ñu tëgg benn projet boo xam ne ñu ngi ko tuddee Women Connect en anglais ñu tuddee ko ñu jox ko un nom local muy tekki jigéen
tekki jigéen dafa ñëw pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers l'utilisation des outils TIC. Ça veut dire xool ba jigéen ñi nga xam ne ay ndaje lañ daan def ak di dox di dem lu ñu soxla di ko wuti ñu ne nañ yombal seen dem ak dikk yooyu ak seen ndaje yooyu di utiliser soit rajo di utiliser soit téléphone utiliser soit ay plateformes yi nga xam ne existé na. boo xoolee formation en présentiel yi formateurs yi ñoom ñoo ko demandé ñoom ñoo ne mënuñu ñëw rek commencer di diligenter ay formation à travers la rajo ou bien à travers des plateformes ou bien à travers les réseaux sociaux te rencontrer cible bi ça leur permet de adapter seen message adapter seen module nga xam ne après derrière bu ñuy def ay émission wak bu ñuy def ay capsule vidéo et audio dinañ xam ñoom ban langage lañu war a tenir dinañ xam ban message lañu war a véhiculer ak niñ koy véhiculer loolu moo waral formation en présentiel yi. Mais au départ c'était des formations yoo xam ne on devait utiliser la rajo, on devait aussi enregistrer les formateurs à travers des vidéos ou bien des enregistrements audio. Après ñu dirigeante ko à travers la plateforme de Jokalante bi nga xam ne moo yor toute la communication du projet. Man je suis la chef du projet. Sama présence fii mooy déjà xam leen yéen nekk seen biir saafante yéen mais aussi xam seeni ay besoins. su ma nekkee fii man information bu ma bëgg a xam dama koy xam lépp lu ma bëgg a xam dama koy xam. Man formation su jaaree yoon xam naa ko su jaarul yoon xam naa ko. Formatrice bi aussi ak formateur yi ñëw damay préférer di ñëw di leen superviser parce que da ngay gis formateur boo xam ne amoon nañ fi formateur boo xam ne bu ñëwee pour mu làkk olof bu nit ñi mën a xam sax mënu woon nekk Louga laa tàmbalee moom mais Louga dama ko teel a stoppé ba ñu ñëwee fii nii j'ai parlé avec le cabinet ñu wut ko remplacer puisqu'en fait son wolof n'était pas adapté olof boo xam ne fu mu toll olof français du coup yéen doo leen bu defoon formation ba mu jeex doo leen xam ne mu wax man loolu mooy waral sama ñëw fii superviser formation yi. Mais plan de formation bi c'est un plan de 8 formations yoo xam ne dañu lay jàngal mooy amee sa idée entreprise ni nga koy concrétiser bu entreprise bi taxawee yan outils ngay soxla yan outils de gestion yan outils comptable ban stratégie marketing ngay kii mais aussi avant tout ça ndax maîtriser nga les normes d'hygiène et de qualité de sécurité et d'environnement ndax adapté nga sa communication ak sa environnement sa contexte ndax contexte bi nga nekk aussi c'est favorable ak activité bi ngay def. Tout ça il faut l'étudier à travers un plan et c'est ce que je suis en train de dérouler avec vous. Plan boobu buñ ko toppee dina tax bu ñu demee ba si cëppaandaw ga di ngeen xam ba xam fi ngeen war a jaayee ñan ngeen war a jaay ndax li ngeen di jaay aussi fi ngeen koy jaayee ni milieu wam la bu dee milieu boobu adapté wu ñu permettre leen ngeen xam nan ngeen di rebondir dem ci beneen milieu adapté aussi seen communication puisque jaay dafa metti bu dee activité de production yi projet bi jël na ko en compte mais jëlu ko trop en compte puisque on s'est dit que ni ñun dañuy accompagner ay femmes yoo xam ne ay transformatrices lañ donc s'il faut dañuy def focus sur ñoom ni ñu gën a soxla ni ñuy maîtriser seeni ay dépenses ni ñuy maîtriser seeni ay budget ak ni ñuy maîtriser seen activité ba mu doon activité bu rentable mais tout ça à travers l'utilisation des outils TIC. beneen côté bi projet bi di intervenir mooy faciliter l'accès au financement. Ça veut dire lu tax ñu defoon formation bële def loolu leen seen business model Canva yi c'est pour permettre à mutuelle yi nekk fii yëpp
ñoom ñu am accès yéen ci seeni ay business model ñu jël leen individuellement chaque entrepreneur xool activité bi mu nekk ñu xool s'il faut le renforcer avec un prêt bancaire ñu def ko sinon ñu accompagner leen à travers des conseils et un mentorat puisque institution de microfinance yi ñoom dañoo am ce qu'on appelle des conseils d'entreprise ruraux les CER ñooñu bu ñu ñëwee xool yéen seen business model Canova yi dinañ xam si vous avez besoin d'un financement ou bien si vous avez besoin de renforcement de capacité comme ni ñuy def ak yi ci beneen aspect bu bokkut ak bi ñuy def nii pour l'essentiel loolu mooy projet Tekki Jigéen man nag def naa fi 3 activités de formation en présentiel ba ma defee 2 yi dama ne woon Jokalante boo leen bëggee ma taxaw ñu digitaliser yooyu ñu def émission rajo xam ni 25 yi ñëw fi bu ñu ñibbee dinañ ko wax ci seen voisinage proche mais bu ñu defee émission yi dina tax ñëpp jot si képp ku bokk FEPAT ak ku bokkul FEPAT yëpp bu ñuy def émission yooyu da nga ciy mën a bénéficier yaa xam ndax liñ lay jox ndax di nga ko utiliser jëfee ko wala doo ko utiliser jëfee ko mais 25 yi yéen lii ngeen doon ni prétexte la pour boo leen demee wax li ñu nekk di def pour que ngeen mën a nekk locomotive fi ngeen nekk mën a entraîner yeneen ay jigéen ku ci farluwul woon sax ba mu gis leen yéen je pense que dina mën a farlu ku ci arrêté woon ay yëngatoom si côté FEPAT bi bu leen gisee loolu dina ko gën a galvaniser dina ko gën a pousser à ce que mu gën a sawar ci bokkam ci biir FEPAT donc comme ni ma ko waxee man def naa 3 formation yi damay bàyyi Jokalante ñu am temps wu digitaliser ko formation yi yëpp commencé nañ Louga après day wàcc si fii pour ñu bañ leen a buure di alterner présentiel beeg émission rajo dañ leen di may temps wu li ngeen jëloon ngeen dégluwaat ko à la rajo digérer loolu moo leen digérer loolu après ñuy doog a ñëwaat incha allah maa ngi programmé beneen activité de formation bi avant les élections avant élections locales yi mais su xatee ba xat comme genre ay madame Mbacke nga xam ni fi mu toll ni jàpp leen day witi te daf fee am ay yeneen Amazone yoo xam ne ñu ngi ci politique bi je pense que on va voir ensemble rek madame Sangaré madame Mbacke s'il faut ñu avancer accélérer wala ñu jël temps de pause may leen ngeen digérer formation yooyu di ñëw ngeen déglu ko à la rajo vidéo yi ñu leen envoyé aussi ngeen di ko liiraat di kii ba li ñett yi mokk ñuy doog a avancer puisque 8 modules la des na 5 yoo xam ni temps bi ngeen jël nii noonu la leen di jëlaate te li sabab bi sax mooy que ni da ngeen a am ay activités yoo xam ne mënuñu leen a jëlal lu mat 6 mois à chaque fois di leen fi andi dañ leen di bàyyi ngeen delluwaat tuuti aussi ci seen ay activités organiser wu waat doogay mën a ñëwaat. loolu moo tax ku dema Mame Diarra damaa bëgg a dem fenn may la demal ku ne ma damaa bëgg a kii may la demal parce que da ngeen ay borom kër ngeen da ngeen a am aussi seen ay activités formation bi dañ ko def rek pour que ñu am benn cohorte boo xam dañ leen suivre mën a mesurer impact projet bi après ci ñoom yéen ay cobaye ngeen mais après bu ñu defee évaluation bi ci ñëpp lañ koy def dinañ ko def ci membre FEPAT yëpp xool ndax déglu nañ émission yi ndax comprendre nañ émission yi ndax li ñu déglu ci émission yi aussi ndax ñu ngi koy jëfee voilà kon bien sûr yooyu yëpp dafay am moo tax programme bi dafay xaw a xat Tekki Jigéen nag boo xoolee normalement janvier bii la war a jeex mais dañu demandé woon prolongation jusqu'au mois de septembre pour permettre à ce que programme bi mën a jeex léegi voilà léegi programme bi si c'est accordé dañ koy continuer si c'est pas accordé ñu continuer ak émission rajo yi présentiel yi ñu arrêté ko incha allah ok léegi nag bon c'est pas ndax sant naa leen gërëm leen mais wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm naa leen ok ay sama ay yaay laa fi nekkal man mënumaa sax siggi xool leen yàlla xam na ko li may foo ak yéen nii rek mais mënumaa sax siggi xool leen ay nit ñu ma bëgg lañ ay nit ñu ma respecté ngeen wallaay man lii ngeen nekk nii man moom laa gëm puisque projet yi dañ lay jël le temps du projet mais après boo delloo sa kër nit nga comme nit ñëpp kon mieux vaut nga nekk nit benn yoon voilà nga nekk nit benn yoon
humanisme boobu ak wàccee sama bopp nekk taalibe man noonu laa mel mais rawatina nag su ma nekkee ci ñoo xam ne tey jii sama ay kilifa lañ voilà kon sant naa leen di sant sama doom yi sant naa leen gërëm naa leen wax dëgg yàlla kontaan naa ci yéen te wax dëgg damay bëgg ngeen topp si tànk suñu yaay yi fi nekk loolu rek moo tax ma leen di gën a jege ci leen gën a kii di ñaan ngeen topp si tànk suñu yaay yi fi nekk. nuyu mbooloo mi jiital ci nuyoo bi madame Sankharé secrétaire général bu FEPART doon jàmbaar lool di ci liggéey bu am solo doon nit ku ñàkk ki ñaan may nuyu maam Jaara mi nga xam ni moo fi toogal tekki jigéen soxna Jaara moom jaara la rek yàlla xam na ni dafa joxe cër dafa yaru ca nit ku baax la nit ku dal la am xam-xam te di ko làq kon maam Jaara ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax Awa Diba madame Dramé kontaan nañ lool macha allah formation bii nga fi def tey ci FEPART loolu rek lañ doon xaar ci yow yàlla dogal na ci yéen la tombe ngeen def lu mucc ayib ñiy def eau de javel bari na ñiy def savon bari na waaye nii ngeen ko defee wax dëgg yàlla bariwul ñun moom formation eau de javel bu yomb lañ daan def jël eau de javel bi xooj saabu moom ñii ay professionnel lañ ci def nañu formation yu baax ci à base de huile coco mais eau de javel moom da doon yomb lool xuyal rek daanaka wut say biteel def ci mais nii ñu ko defee ca wax ko léegi man kontaan naa ci lool kon Awa partenariat bi rafetlu nañ ko seen ONG boobu di RABEC tamit wax dëgg yàlla ak module yi ñu am yëpp xaj na am na ci yoo xam ni dees na ko soxla bu weesoo fiit ndax FEPART moom day wër rek fu mën a amee partenaire da ko fay am waaye bu amee partenaire tamit ñu war koo defal tàggat yu mel ni bii dañ naan ko am nañu kat suñu partenaire boo xam ne vraiment ay formateur rek a fa ne te jàmbaar lañu kon Awa sant nañ la gërëm nañ la xol ak yéene mooy former nit dina bëri xam-xam te du ko mën a joxe ni mu ware moo tax xol mooy joxe xam-xam kon sant nañ la bu baax a baax a baax gërëm la Adja Awa Ba mi nga xam ni ci këram lañu ne dañ koy sant di ko gërëm daloo gan moo yombul ndax gan gu ci nekk ak say benke ñenke kon su yàlla dogalee nga nekk feek ñoom juróom-ñaari fan ñoom ñu toog seedee la lu rafet lii rëccu wuñu lu taxoon ñu ànd ci defe si formation bi fii madame Sankharé du ñu réeroo ma ak moom bu jëlee décision wax ma sax dama koy fekk si ndax nag li ñu séq la te li ñu séq lii moo ci gën a ndaw FEPART buñ ma ko joxee madame Sankharé la te man doo nga ne ko ma fi woon moo tax su neen day faatu de nangam laa jàpp def naa nangam man ko ayca ndax sama mag la te fu ne taxawu na ma fi ku seetaan jaar-jaari jàmbaar la madame Sankharé séeré ci man Sénégal international ñëpp di ko suivre gis ngeen bés boobu bu ma doyul man may goree di du ma nit danga koy jàpp benn yoon wala nga bàyyi ko benn yoon te ku ñàkk ki ñaan la moo tax dama FEPART dama naan nii rek topp ci gannaaw su ma amee xalaat nag dama ko koy indil yenn saa yi ñu werante ba ni ñàgg nag waaye bu ñu werantee ba ñu ñàggit mu indiwaat ma indiwaat ñu déggoo ca wax ja kon looloo tax FEPART di dund bu dul woon loolu FEPART dee na bu yàgg kon day juddu rek dee FEPART kon day juddu rek dee kon madame Sankharé mënumaa bañ a seede loolu daal li mu wax ni it noonu laa ko xalaate woon xam nga saa yi nga am opportunité yoo xam ni doo ko am feneen tey suñu zone be Alioune Sarr nga fa ministre de la République la buñ doon pare ni ko kaay clôturer mu ñëw clôturer ko kon kay lay Macky Sall jot ko da ciy gën a gaaw da ciy gaaw ndax mënut a ñëw ca télévision du ko topp leneen du ko topp buñ ko waxee suñu bëgg-bëgg loolu yàlla suñu borom mën nañ caa dimbali ndax nag réeroo day am léeg-léeg ba déggoo am ci déggoo googu am ci ngay profito
ñun ci la ñu profité à Noto ci la ñu profité Kër Saadaaro bala ñuy am ñu di ko am kon FEP parti bi tamit ci lañ doon profité ba lii egg ci Macky Sall tey kon loolu moo doon mébét bi Mamadou Thiaw maire kii Adama Diop Adama moo yor pendeel moom Pakistan rural moo ko yor bu ko Adama Diop ne kaay dañuy clôturer Noto Diobass suñu formation yi ñu doon def fan yii li ma mën a waat mooy bu Adama caaxaanul Mamadou Thiaw dina ko topp kon yooyu tamit mu ngi noonu très bien kon yooyu wangoog yooyu day am solo léeg-léeg doo xam nga ñëw leen ci man daa neexul kaay leen ci man defee ko fa daa neexul ndax it gis-gis yi day wuute doo comprendre waaye man bu ma sañoon kay ñaar fukk ak juróom yii ma di leen dëkkoo saa su ne bu formation amee ñu ñëw ne def ak man formation bu tëdd jotee ñoom fàttali la ñoom ñii sori ak ñoom kenn duñu ñibbi dañuy fanaan joxol ndax dama leen di dëkkoo ba séminaire bi jeex kenn ku nekk jël sa transport dem ñibbi su ma sañoon noonu lay demee yàlla xam na ko ah wallaahi yàlla xam na ko ah waaw saa mu ngoog wallaahi loolu moom am na yéen participants yi itam dañ leen di gërëm sant leen rëccu wuñu luñ leen tànne waxoon naa leen ca groupe bu njëkk ba ni tànn daa metti de lu ñeenti junniy jigéen bokk nga war caa tànn ñaar fukk ak juróom am nañu ne ca ginnaaw yëguñu programme bi la ñuy wax am ñu ne ca ginnaaw ni dañoo tànn ñu leen neex am ñu ne ca ginnaaw ni ñoo xam ne seen mbiru bopp la dañ ko def seen mbiru bopp te fekk na demewul noonu mais lan lañ ci man ku tànn di nga bàyyi te ku tànn dinañ la mere waaye looy def teg ku ci dëgg FEP parti bi mu juddoo ak tey ku ci farlu xam nañ ko ku ci farluwul tamit xam nañ ko 6000 ba 4800 membres. très bien waa Tiwaawoon laata ñuy door seen coordonnatrice laa woo tànn Tiwaawoon ñeent ak moom muy juróom waaye fan lañ mujjee fan Mbacke Gueye lañ mujjee ak Fatou Sylla li ko indi nag formation ba ñoom madame Sankharé doon def ca premier atelier ba loolu moo leen topp ba tey mais c'est sûr que ni bu tombewul woon ki ne si moom dina ñëw ndax sawar na formation wala mu yabal keneen kon loolu mooy jafe-jafe bi am ci suñu membre FEP parti yi mbuur la ca xewoon wax naa ko duñ ci dellu siwaat ndax Sénégal yëpp xam nañ ko yéen ñaar fukki nit yeeg juróom ni ngeen ko waxee dañ leen ciy fekk si yéen formation bi ñu leen defal mën naa nekk formation des formateurs ñu ci bari ci yéen dama ni leen woon bu ngeen day ñëw di suivre formation yëpp ba suivre 8 modules yi bu ngeen paree da ngeen di nekk ay formatrices ci FEP parti bu ñu organiser ngeen di ko def rotatif commune par commune commune bu ci nekk ngeen dem former leen ñun li ñuy jënd ci eau de javel ak saabu ci Madaar par weer ay millions la ñuy jënd ami kan Khalifa la ni mooy trésorière bi ami kan Mële mooy assistante ba weer bu nekk eau de javel saabu Madaar lañ ciy jënd kenn xamul lu mu toll kon lii dañuy fexe am formation savon liquide nga xam ne gaam bi day féete benn yoon day mat très bien kon bu ñu mënee bii kon awa jàppal ni di ngeen leen defal formation savon liquide ñu am gaam bi benn yoon gis ngeen lii dafa baax ci région bi dafa baax ci région bi te amul kenn ku ko def te FEP parti mën na koo def mën na koo porter madame Sankharé mii wëri partenaire donc duñ ko ci bàyyi dina ci jàpp ñun ñëpp ñu ànd suñu plan stratégique ba ñu amoon ñu jéem koo dugal fu ne ba am financement dolli ko ci tekki jigéen li muy def yéen ngeen continuer module yi ngeen war a am yëpp ngeen am ko ñu renforcer leen ba ngeen dëgal nekk ay formatrice doon ay exemplaire région bi ngeen utiliser région bi dinañ dem tamit bu ñu paree nañ dem ci gouverneur dem présenter leen gouverneur waxtaan ak yéen wax leen li ngeen def wax leen fañ bëgg a egg siège ba ñu gouverneur maxoon ñu jéem koo relancer ndax ak lii mën naa nekk ñun amuñu jot gi waaye yéen mën ngeen koo def fu formation am ngeen désigné na war a dem defi formation ba loolu su ngeen ko defee wallaahi balaa at 2022 bi di jeex di ngeen gis lu ngeen mësul gis ndax nag man de gis-gis boobu laa ci am gis-gis boobu laa ci am ndax former leen bàyyi leen noonu amul njariñ Adama Diop dama ne ko ak Khady Fall yéen li ngeen xam ARLS li mu def ci yéen rek ak laata ARLS araan li mu def ci yéen ak laata araan loolu indil leen ko région bi ñu soxla nañ ko
man xam-xam damay bëgg ku ko am rek nga di ko génne saa su ne gis nga Khady Fall mii ñoo bokk organisation de waaye lu ñëw xoolal day liggéey ba mu egg dellu ca ginnaaw xam nga man moom damaa ñime bët te lañ cay def lépp moom moo koy def waaye day effacé wu kon yéen ñi fi nekk yëpp ay tànneef ngeen xale yii góorgóorlu leen seen yaay yi fi ne bu ngeen royee ci ñoom balaa yàgg leen ngeen dem seen yoon incha allah ci kàttanu yàlla nangu jëfe dal teey jubal développement ku jubalul doo ko mën dañ ciy gàtt fan patience mën a xaar mën a jubal daf ci am solo gis nga ku ñuy tudd ay at ci développement téye nga loo waroon na sànq te sànkoo ko am nga foo waroon na wuute bañ faa teew nga teew fa défendre sa askan wi la xam ne ñoo la jiital gis nga ku mënul loolu doo sori ci développement tàq-tàqul boobu lay doon danaan bërëx newaat kamaj moo tax yéen ñii su ngeen góorgóorloo ci télévision laay wax de FEPART mën ngeen koo jariñ loo xam ne ñun fooguñu ko woon mais mën ngeen cee jariñu tamit loo xam ne mosu leen koo jariñu ci benn organisation ndax nag FEPART ñu bëri bëgg nañ ko de ñu bëri dañuy doog a bëgg FEPART te li ñu gàllankooroon comme deñ na yàlla suñu borom mën nañoo dimbali président de la république bi ngeen waxee nag nii la ñuy def rek étape par étape ba yegg ci moom ndax nag bàyyi na xel Thiès te ay kilifaa ngi Thiès yoo xam ne mën nañ ñoo yóbbu ci moom i tamit xam na FEPART bu baax de yàlla xam na ni xam na FEPART jabaram xam na FEPART cocktail dînatoire bi Marème Faye Sall doon organiser chaque année damay invité Ndeye Fatou Ndiaye présidente FEPART maa doon jóge ci région de Thiès man kese dem te ci FEPART moo taxoon may dem président tamit fu ñu waxee mu ne FEPART xamul geneen kuréel ci man bu dul FEPART moo tax bu ñu doxalee tuuti ngeen commencé plan de formation boobu di renforcer groupement yi yàlla xam na ni balaa yàgg président dinañu recevoir loolu moom leer na ma ci kàttanu yàlla ndax mën nañ koo demander audience te duñ ko demander ci beneen kuréel bu dul FEPART te buñ ko demander dinañu mën a recevoir te bu boobaa dëgg rek lañ fa yóbbu kon nañu góorgóorlu nañu gën a boole xol yi nañu gën a àndandoo nañu gën a yéenante jàmm nañu gën a laxasaayu gis ngeen ñi ñu jiital ñooñu gën fuuf ëppale wuñ leen dara dañoo jàpp ni mën nañ leen a doxalal rek ñu jox teg ñu suñu kanam kon nag nañu gën a jàppante awa sant nañ leen gërëm nañ leen maam Jaara Buso dañ lay bàyyeeg yàlla bu baax ndax nag wax dëgg yàlla téye nga ni nga ko war a téye yàlla na yàlla gën laa kàttanal waa Jokkalante tamit ñu ngi leen di gërëm nday ami macha allah nekku fi waaye jàmbaar la mook Serigne Fall wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla delloo leen ci kër yi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam moo di li ñu war a suivre tamit ñu suivraat ko émission rajo yi itam ñu topp ko